ñun ci ñaari ambulance yi ak fourgon bi ak ñaari ambulance SAMU yi évacué nañu victime yëpp ak vers hôpital régional ak hôpital Ousmane Ngom. message bi may lancé mooy surtout ci hivernage bi chauffeur sama mbokk chauffeur yi nañu xoolaat seen pneu yi nga xam ne dafa usé automatiquement ñu remplacé ko et chaque fois su tali même su wisee bu ndaw tali bi tooy nañu wàññi sa allure. leneen ci xibaar yi njabootu Idrissa Goudiaby ñoom bëgguñu ñetteelu autopsie ni ko procureur bu Ziguinchor di sàkko mu di ay kàddu yu ñu jëlee ci avocat njaboot gi di maître Amadou Diallo moom chauffeuru taxi ba woon Idrissa Goudiaby ñàkkoon bakkanam fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ci événement yi fi amoon moom njabootam dañoo sonn nee nañu li ñu bëgg mooy ñu jox leen seenub néew ñu mën koo rob ndax bu ba léegi yàgg na daanaka weer ak fukki fan ak lu topp ba léegi ñuy pamti néew boobu. Pape Mamadou Seck dellu na ca pavillon spécial hôpital Aristide Le Dantec moom mi ñuy tuumaal ni dafa bokk ci force spéciale bëggoon a taal réew mi moom dafa rëccoon juróom-ñeenti fan ci weeru juillet ca pavillon spécial boobule ginnaaw si lañ ko teg loxo ci week-end bi ca Daaru Karim tey ji yenn ci ay yëglekaay xëy nañu sax ni ki ko dalaloon moom itam jamono ji mi ngi ci loxoy yoon lu mu ci mënti doon ASRED di mbootaay bi taxaw ngir taxawu ñii di détenu yi mi ngi rafetlu bu baax a baax dogalu administration pénitentiaire bi jël Pape Mamadou Seck delloo ko ca pavillon spécial ndax wér-gi-yaramam dafa sooxee Ibrahima Sall lay wuyoo moo jiite ASRED dañ koy déglu ak Chérif Dia. waa ASRED mi ngi wax ne détenu bii di wax bi ñuy wax Pape Mamadou Seck transféré nañ ko fële di waa ASRED mi ngi wax ne détenu bii di wax bi ñuy wax Pape Mamadou Seck transféré nañ ko fële di di jégalu ci élément boobule ñu am ci ay jafe-jafe dog-dog du ñàkk yeneen jataayu xabaar di ngeen ci déglu Ibrahima Sall moom moo jiite ASRED ci Pape Mamadou Seck ak niñ ko delloowaatee ca pavillon spécial Aristide Le Dantec ndax ay jafe-jafe yu mu am ci wàllum wér-gu-yaram ci Pape Mamadou Seck moomu la ñuy des ba tey ak ab communiqué bu tukkee ci CORED di conseil observation règles d'éthique et de déontologie muy mbootaay bi taskatu xabaar yi teg ngir xool seenub liggéey ñoom ci seen biir waa CORED nee nañu dañoo seetlu ne démb ci altine gi bëri na ay yëglekaay ci seen xët yu njëkk yu wane photo Pape Mamadou Seck ñu mënoote ko maanaam takk loxo yi ci ginnaaw am na itam ay site internet yu ko def CORED di ko naqarlu bu baax a baax ndax dafa jàpp ni waroon nañoo lëndëmal kanamu Pape Mamadou Seck boobu le flouté ko ndax li ñuy def dafay porter atteinte dignitéem banda daanaka ñu ne quotidien bi di Les Échos moom képp moom moo flouté image u Pape Mamadou Seck média yi wane Pape Mamadou Seck ñu mënoote ko te lëndëmaluñ kanam gi ñoom dañoo violé salfaañe maanaam article 18 bu code de la presse ak article 4 bu di jéggalu bu charte des journalistes fii ci Sénégal bi kon boog sas média yi nekk fii ci réew mi ñuy respecter dignité nit maanaam ñu bañ koo wane ci yenn anam yu ñaaw yoo xam ne daf koy tuutal wala daf koy gàcceel. ñu demaat ci xibaar yi wax ci ASRED mi ñu ngi ko doon wax sànq mi rafetlu Pape Mamadou Seck ak ni ñu ko delloowee fële ca pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec Ibrahima Sall moom la ñuy déglu moom moo jiite ASRED. waa ASRED mi ngi wax ne détenu bii di wax bi ñuy wax Pape Mamadou Seck transféré nañ ko fële di pavillon spécial depuis démb nga xam ne defal nañ ko fa ci même jour bi traitement spécialisé bu ko docteur am defal loolu nag ñu di ci sant bu baax administration pénitentiaire bi nga xam ne jëlul benn daan tekk ci ndoddam suivant décret bi nga xam ne mooy décret 362 relative à l'aménagement des peines et des sanctions pénales bii di teg ay daan ci détenu bu rëcc loolu ñu ngi ci sant bu baax direction wu administration pénitentiaire di wax famem ak njabootam ne détenu Pape Mamadou Seck mi ngi nekk dans de très bonnes conditions fële nga xam ne nii moom mooy ci pavillon spécial. sànq ñu ngi leen doon wax communiqué CORED dañuy desandi ci mbirum tasum xabaar ba léegi fan yi nemmeeku ngeen xët wu njëkk yenn ci ay yëglekaay lu ci mel ni l'Observateur Le Soleil wala Quotidien ak Sud ay nit ñoom ñooy détourné xët wu njëkk woowule di ci def ay xibaar yoo leen neex ndax loolu mën nañ koo duppee satire wala parodie niñ ko nemmeekoo ci yeneen diwaan wala désinformation la maanaam fexe bay lëndëmal xelu askan wi ci wàllum xibaar Oumar Seck Ndiaye xam-xamam màcc ci média indi na ci ay tontu. ci Chérif Dia la ko wax. li leen boole mooy pour reetaan loola mais bu dee parodie reetaanloo bi ludique la maanaam ay fola ay kaf du pour yàq alors que bu dee satire
moo gën a féroce li ñuy di wax am na beneen intention soo xoolee après indépendance wala avant indépendance y a beaucoup de journaux satiriques le politicien le cafard libéré mooy xulli mbóodi lu kenn mënul wax donc c'était un moyen d'expression politique sociale et culturelle qui avait un but beaucoup plus idéologique maintenant bu dee des informations comme li ñuy wax infox maanaam da ngay jël benn information boo xam ne du dëgg nga bindee ko noo xam ne ku ko dégg nga foo ne loolu la donc intention bi c'est de nuire maanaam mooy gëmloo nit ñi loo xam ne amul waaw loolu mooy désinformation donc base bi amul du dëgg base bi invention la base bi sosol la. ci xibaaru politique fële ca Koungheul Benno Bokk Yaakaar daanaka tasaaroo la ñu gën a jege ci jamono ji naam ay responsable yu bëri dañoo taxaw temm nee nañu ngir am ndam ci législative yi waaye li ñu nemmeeku mooy ku ca nekk yaa ngi campagne ca sa boor Fanta Sall ñu investir ko ci liste départementale ba mu ngay woo ay naataangoom ñu ànd doon benn Omar Ndiaye Boubacar Fall boobu ñoo ñu teewal ci région bu Kaffrine. Les leaders de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Koungheul mènent séparément leur campagne. Entre Fanta Sall et El Hadji Modou Dieng qui sont têtes de liste, mais aussi Mayacine Camara, Aïcha Mbaye HCCT, Alioune Badara Ly, le maire, Assane Diop et Soso Diop, présidente du conseil départemental, chacun mène sa campagne en slow. Une situation regrettable selon Fanta Sall. waa campagne bi ku ci nekk ak ni nga ko mën a defee rek nga defee ko am na ñu nangoo ànd mais am na ñoo xam ne aussi nanguwuñu ànd mais dama jàpp ne lépp ci liggéey bi la bokk parce que suñu yéene mooy département bi yëpp nekk benn ñu ànd wane image boo xamante ni aussi ku ko gis dina ko mën a rafetlu te aussi njiitu réew mi loolu lay xaar ci ñun. Pour sa part, Assane Diop, ministre conseiller, il s'agit seulement pour chaque leader de marquer son territoire. Toutefois, il les appelle tous à di jéggalu ci njuumte boobule élément français bi la ñu dugal dañuy des ci pegg boobule wax ci brigade des douanes bu Kër Ayib moom teg na loxo ca Nioro foofule ay garab yu baaxul ca Médina Sabax sax lañ ko defee ñu jàpp ni garab boobule ñu ngi ko nëbboon ci ay emballage alimentaire maanaam fu ñuy laxasee lu ñuy dund fa lañ ko nëbboon def ko ci ab minibus booy xayma koppar gi ci garab yu bon yooyu le daanaka toll na ci fukki million ak juróom-ñaar Pambay Diaw ak Fally Gueye. 4000 boîtes de faux médicaments d'un montant de 17 millions de francs CFA, minutieusement cachés dans des emballages alimentaires, ont été saisis par les services des douanes de Kër Ayib. jéggalooti ci élément bi aérogare bu aéroport Ziguinchor daanaka yàq nañ ko ay engins yu mag ñoom ñoo fa dem daaneel ko loolu moom mooy firndeel ni dañuy dooraat tabax aéroport boobule kii di directeur général bu aéroport international Blaise Diagne bu Diass moom moo daanaka lancé travaux yi foofule mu cay dolli ni kilifa yi lañ ca namm rek mooy fexe ba Casamance yore aéroport ñaareelu aéroport bi gën a mag fii ci réew bu Sénégal. moom Doudou Ka la ñuy déglu ci micro Lamine Ba ak Lamine Mandiang. gis ngeen ko tey nii aéroport bi pratiquement depuis 1950 mi ngi ay nit ñi ngi fiy def te kenn mësul fi am ay liggéey bu am solo nii bu magee nii tey nag mu nekk tàmbali liggéey bu ñu président Macky Sall sant mu ne aéroport Sénégal yëpp dafa bëgg mu nekk ay aéroport yu mucc ayib yoo xam ne. roplaan mën na jóge fu nekk ci bitim réew ñëw dalal fii ci Sénégal ci yooyu nag mu jël après Diass mu jël Casamance mu ne moom mooy ñaareeli suñu selebe yoon boo xamante ni moom la ñu laaj ñu tabax ko selebe yooyu mu jaar Cap Skirring mu nekk fii Ziguinchor mu nekk Kolda donc muy lu am solo loo xamante ni man mënuma fi woon bañ a teewee tey fekkee lii parce que lii dafa en tout cas man lu tax ma dugg ci politique développement Casamance tey moom moo ko tax te tey ak lii day wone ni beneen Sénégal la ñuy tabax Sénégal bu ëllëg Sénégal émergent buy président Macky Sall lu wax tey waa Ziguinchor mën nañu xam ne fii tàmbale na fii ci aéroport bi suba di ngeen gis aéroport boo xam ne bu mucc ayib la. taxum ab benn village la bu nekk ca commune bu Malicounda léegi ñoom askan wi am nañu ab poste de santé mu doon ab càkkutéef bu yàgg ca foofu rax ca dolli mairie bi am na lu toll ci juróom-ñetti fukk ci ay lamp yu mu def ci yoonu Malicounda Bambara loolu fexe ba aar askan wa fa nekk ak seeni moomeel reportage Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye.
ngir mën a jot ci lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram mbébét la ngir mairie Malicounda li ni mel sax a tax ñu daal di dalloo ab poste de santé. à partir d'aujourd'hui vraiment tax mu am poste de santé bi ñu équipé maternité bi tamit ñu profité ci réhabilité ko waaw poste de santé ku ko wax des soins de santé de proximité ndax ku nekk xam na ne hôpital sori na centre de santé sori nañ donc poste de santé day nekk ci niveau avancé ci village yi nga xam ne ku sa bopp métti ci saa si nga mën a dem faju bu gaañu nga ñu mën a la faj les premiers soins non seulement les premiers soins mais en tout cas soins yi nga xam ne daal ñoo gën a récurrent yi dal nit yi yenn feebar yu bari yi dalee ci biir famille poste de santé dina ko mën a jël en charge donc mu doon infrastructure bu am solo en milieu rural. ngir fexe tamit ba lu jëm ci wàllum kaaraange doomu aadama yi ak seeni moomeel mairie Malicounda ak ñi mu àndal daal di fexe ba leeral tali mbedd yi. waaw nekkoon na soxla boo xam ne tamit si ñun tali bi nu mu lëndee woon moom xëy na mébétam yëg na di ko bëgg pour mu ñëw xëy na yàlla lu mu dogal rek du mun a nekk mu ngi doog am tey vraiment ñu ngi lay sant di la gërëm ci initiative bu rafet bi nga def nii pour population Malicounda pour commune Malicounda yëpp la du Malicounda Bambara doom pour commune bi yëpp la. mairie Malicounda bi di xamle ni lii nga xam dañ ko nekk di def dafa jëm rek ci mbébét yi nga xam ne askan wi saa su ne daan nañ leen ko wax. ñu defale ca Médina Sabax ñu ngi leen ko doon wax sànq ak brigade des douanes bu Kër Ayib mi teg loxo garab bu bon booy xool dañ ko nëbboon ci ay laxasaay ñu jagleel lu ñuy lekk ci ab minicar sax la ñu dugaloon garab yooyu la te boo koy xayma mi ngi toll ci fukki millions ak juróom-ñaar ci sunu ay koppar Pape Mbaye Diaw ak Fally Gueye. ba tey élément bi noppeegul dañuy dem fële ca Bombay wax ca minu phosphate ba fa direction entreprise ba indi na ay leeral ci li tax ñu tànn diwaan boobu la ñëw fa ndax askan wi ñu ci bëri ñu ngi doon am xel ñaar ci entreprise bi lan la nar a def ndax du indi ay njeexital ñoom ci seenub dundin foofule mu di ab forum bu direction bi am boole ci ay kilifa yu bëri ñu nekk village ba ci ay kilifa ci wàllum diine ci administration bi ñoom ñëpp ngir ñu waxtaan ci société bi lan la nar a def foofu ak askan wi lan moo ci nar a nekk seen wàll Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. njàmbat lu bëri li askan wi doon yëkkati di ko jëmale ci minu phosphate bi nekk ci gàdd bi ci département bu Bambey de teg nañ ko ci taabal bi waxtaane ko Manar Ba directeur général bu mine bi ne dinañ def lu gën a bëri te gën a baax ci askan wi. wax yu fi amoon coow bi fi amoon mais tey jii bi ñu paree waxtaan bi parce que waxtaan bi duré na juróom benn waxtu defe naa coow boobu wàññeeku na question yi nit ñi amoon am nañu réponse et xalaat nañ ñun ñëpp ni incha allah du si yàlla àndee. li ñu yaakaar yëpp ci liggéey bi ak population yi ak autorité étatique bi dinañ ci mën àgg du fekkee suñu borom bëgg na ko. ndaje mi dajale woon autorité administrative chef religieux chef de village ak maire commune yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaan bi de mel na ni lañ ci doon xaar gis nañ ko ci Aïssatou Touré Ba moo di préfet bu Bambey. vraiment jotaay bi tax na ñu def bilan li nga xamante ni waa mine bi moom lañ jot a def fii ci circonscription bi tax na aussi collectivité territoriales yi seede ci yi nga xamante ni moom la leen di mine bi di jàppale waaye tax na aussi collectivité territoriales yi wax seeni mbébét yi nga xamante ni ëllëg si biir moom la ñu bëgg mine bi jàppale leen pour. mu doonoon petite mine ci atum 2015 gàdd bi si fi mu nekk ni am na permis d'exploitation depuis 2019 ci 3 communes yi nga xam ne mooy Gawane Baba Garage ak Lambaye ci département bu Bambey. jërëjëf Babacar Diouf léegi dañuy jàll ci ponk bu mujj ci xibaar yi muy yëglekaay yi li ñu xëyee tey ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf kuy xalam di ca jaay yu baax ke ba yaay borom ndaanaan lu màkk ji wax juréy joojee di Youssou Ndour moom la l'Observateur xëy baaxee xëtamu njëkk Youssou Ndour la grande interview noonee la yéenekaay bi tuddee waxtaan wu yaatu wu mi def ak artiste bi ma ngay leeral ca waxtaan wu moom Youssou Ndour li tax mu absenté ci campagne électorale bi féddali fa jàpp ak njàppaleem jëme ci président Macky Sall raay yi ñu ko fi jox bu yàggul ab misigam ba ci li ñu ko gis keroog ca ndajem CAF Awards ba woon ca Maroc yi ak yeneen Youssou Ndour leeral na ci yu bari ci l'Observateur nee na li tax ba kenn gisu ko ci campagne bi moo di bi campagne bi tàmbali da koo fekkoon ak yeneen engagement dafa engagé woon ay contrat yu ko yóbbu woon ci tournée internationale te loolee tàmbaliwul tey ne novembre ba léegi ma nga ca bi ko waa l'Observateur laajee nu mu gisee campagne bi ci tontom moom Youssou Ndour dem na ba cay wax ne su gisee Aminata Touré tête de liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar ak reeju neex jee kanam gu belli gi am xelam dafay dal ñu dali ci xët mu njëkk Vox Populi gis ko fa moom borom reeju neex jee kanam gu belli gi di Aminata Touré journal bi dañuy yeggee ay kàddu yu mu yëkkati démb ca ngee xoox jëm ci rafetlu dignité ak njàmbaar gi jigéeni réew mi di wane terewul ñoom jigéeni réew mi anki dina kay
kaay xëy na seetlu ci xëtamu njëkk ne dañu leen a gannaawal bu baax a baax ci élection législative yi li tax mu ne mooy ci tête de liste nationale yi am ci législative yi ñaar rekk ñoo ci di ay jigéen ci 238 liste départementale it ñaar rekk ñoo ci di ay jigéen fa ñu leen fu laal akës néew ñoom soxna yi ci élection législative yi anki dina kaay nee nañu moo di ca Géejawaay ca Tëngéej ak ca Kër Massar sargal gi waa Benno Bokk Yaakaar doon def démb ca Médina la si ne kaay mi ngi ñuy xibaar ne ci ay xeexoo ci la mujjee mitingu Benno Bokk Yaakaar la woon bu ñu tuddee woon sargal Seydou Gueye waaye farandoy Bamba Fall yeek farando yu Cheikh Bay ñoo fa doon raak lu rëy ci kanamu Alioune Ndoye tête de liste Benno Bokk Yaakaar ci département bu Ndakaaru source waa nañu moo ne woon meeting bu mag bu njëkk gi Bamba Fall ak Seydou Gueye ak Cheikh Ba àndoon doon ko defal candidat Alioune Ndoye waaye yëfee ci fitna ci la mujj ay xeexoo ki saagante ki dóorantey kurpañ l'observateur dolli ñu ci ne meeting bi waa Benno Bokk Yaakaar doon def ci Médina ci ak lajji ci la mujj candidat beneen bu Benno Bokk Yaakaar di Amadou Ba direct ci news mi ngi ñuy baaxee ab campagne am tëddee ci diggante àjjuma samedi ak dimanche journal bi nañu lu toj la Amadou Ba campagne ci week-end bi ne gis nañu ko ca Masalikul Jinaan mu fa doon sàkku ji ñaan gis nañu ko ca Parcelles Assainies gis ko ca Mermoz ma nga woon ca Kokki demoon ne ca diwaanu Ndar ngir doon jàppale ji ministre Mansour Faye moom ministre de la République ba woon di Amadou Ba mi ngi rafetlu ci xët mu njëkk direct news teeru bu rëy bi ko Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni ak waa këram teeru ba mu fa demee la ko yóbboon ca Kokki direct news nee nañu moo di joyanti njuumte goo xam ne délégation bu Benno Bokk Yaakaar bi def nañu ko ba ñu fa demee ndax dañoo dem ba Kokki te jotuñoo yegg ca daara ya Omar Sy tête de liste suppléant bu Yewwi Askan Wi ñu gisul fenn dégguñu ko fenn mi ngi nii ci Les Échos ma nga fay leeral ca la mu nekk Omar Sy nee na ma nga ca Linguère di fa baatar campagne xëy na nag mënuta am mbooloo mu bari mu mel ni muy topp Ousmane Sonko ndax loolee Ousmane Sonko rek la ko yàlla may Ousmane Sonko ak li mu foxoon ñenn ci opposition bi ba taxoon ñu bari ci ñoom bëggoon a xaar suuf si dugg ci réew mi quotidien nee nañu Ousmane Sonko waxaat na wax ja boole ko kit di njaay cekkee waa Aar Sénégal ak compagnie Vox Populi yeggee ñu li Ousmane Sonko waxaat ak na mu ko waxee Sonko nee na li ma wax am na ñu ko bëggut a dégg waaye mooy dëgg nañu muñ rek ndax opposition boo xam ne duñu ko dégg mukk mu wax jëme ci Macky Sall guddeeg bëccëg ci Ousmane Sonko la ñuy xëy ca la ñuy yend ñooñee ay opposants yu opposition bi lañ leen mën a tuddee waa Benno Bokk Yaakaar ak ni seen campagne bi tëddee ci élection législative yi Walf Quotidien am na ci jaaxle gi mooy ñi baaxoo di défendre Macky Sall ñëpp xam leen ci te jamono ji kenn déggu leen fenn seen patt googee moo jaaxal journalu Front de Terre bi ñu teere ji guy mbind ànd ak source waa xool yi fa naqaru xol wi nga xam ne Serigne Abdou Samad Mbacké Matiley amee ci Macky Sall Serigne Abdou Samad Mbacké Matiley doom la ci radiyallahu taala anhu Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké mi ne woon juróom-ñaareelu xalifa général des Mourides Samad Matiley Mbacké nee na Macky Sall sàmmul kóllëre bi Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké wàccub liggéey ci la leen Macky Sall fàtte mu ne bi fi Serigne bi di nekk lu Macky Sall masaana bëgg dama ciy taxaw dem ci ba jeex dox ci wax ci ngir lijjantil ko lu nekk dégg naa ko ndax moom Macky Sall tolloon na jamono joo xam ne kenn bëgg ko woon a gis ci Touba lu nekk laa ca daj waaye moom Macky Sall doxalul kóllëre diggam ak njabootug Serigne Cheikh Sidil Mokhtar gi Mary Teuw Niane un opposant au pouvoir bés bi le jour moo ko bind ba di ñu xibaar ne Mary Teuw Niane delloo na seeni borom poste PCA bu Petrosen bi ñu ko joxoon sàkku ne ci askan wi ñu wooteel waaye Yewwi Askan Wi Tribune gis ne moom Mary Teuw Niane fa mu taxawoon ci xeex troisième mandat bu Macky Sall fa la taxaw ba tey jii mooy ñaareelu fan bu gerew bi nga xam ne intersyndical gi jabooti liggéeykat ca seen o ñoo nga ca Le Quotidien bind ne gerew bi doxul ñi ko sumb lañ ci doon wut amuñu ko ca ndax am na ñetti syndicat yu nekk ca seen o yu àndul ci gerew bi li ñu doon ragal ci gerew bi mu di am ndox ñàkk Le Quotidien nee nañu direction bu seen o nee nañu am ndox du ñàkk ki ñàkk bakkanam ndaxum ndox mi ngi ci Vox Populi yéenekaay bi nañu ci kunun benn père de famille moo fa doon ngaccim ndox ba far ñàkk bakkanam groupe Electrogène bu mu doon manipuler moo ko jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant ko gërëm ko yéen itam ci ànd beeg télévision Futurs Médias di jéggalu encore une fois ci dog-dog yi am ci xibaar yi rédaction bi di leen dig daje 19h30 incha allah journal en wolof 20h en français bu soobee borom bi ci kanam tuuti ngeen ànd ak Pape Cheikh Diallo mu wëy ci midi plus di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.